jangeen jëf mbokk yi ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walf TV bismillah ci xibaar tisbaar gi di ci gën a fës te ñu am yéen ay faram-fàcce ko diwaanu Tëngéej yëngu na démb kuréel gi ëmb ndaw lébu yi ñoo lëkkaloog seen i naataangoo yi nekkee fële ci suus kon daal di wàcc ci mbedd bi di ñaawlu taxawaayu waa Sococim mi ñu ne bés bu yàlla sàkk ñu ngi xal rek utali seen dëkkuwaay yi lee ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg leer yi nga xam ne ni moom moo tukkee ci kii di Nazib Sagna bu amee nag ñu am leen métti lool ñoom ñoo di njabootu Serigne Assane Ndiaye dañoo profité ci ab màggal bu ñu doon amal ca Touba jagleel ko góoru yàlla jooje daal di kon ñaawlu taxawaayu nguur gi ñu ne yëguñu daara amuñu benn wégal ci nit ci daara ci biir xibaar tam da ngeen ciy dégg leer yi nga xam ne ni moo tukkee ci kii di Mamadou Makhtar Sarr doomi Sénégal ya nekkee ci réewum Guinée Bissau ñu ngay ñaawlu taxawaayu jaraaf bi toogal réewum Sénégal ci réew ma daanaka bu dul politique duñ ko gis duñ ko dégg bépp jafe-jafe bu am doomu réew mi am ca Guinée Bissau ñoom ñoo koy taxawu ak seen kuréel gi ñu duppee Kër Serigne Touba ci biir xibaar tam da ngeen ciy dégg leeral yu tukkee ci Amadou Khalil Diémé bon mbokk yi li mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamualeykum. bismillah ci xibaar yi diwaanu Tëngéej ci yëngu na démb kuréel gi nga xam ne ni moom moo ëmb ndaw yi lébu ya nekkee foofee nga xam ne ni moom moo rëcc diwaanu Tëngéej ñoo lënkaloog seen i naataango ya nekkee fële ci suus kon daal di wàcc ci mbedd mi di ñaawlu taxawaay waa Sococim ndax dañoo seetlu na bés bu yàlla sàkk ñu ngi fàq rek utali seen dëkkuwaay yilee dañuy dem ca Tëngéej fekk fa Nazib Sagna. askan wi dëkk fii si Rufisque rawat nañu bokk si kuréel bu ñu tudd convention des lébu de souche ak beneen kuréel bu tudd collectif des jeunes lébu ñoom nag dañ dox pour mën a dox ñaxtu pour mën a laaj seen ay suuf pour ñoom nag Sococim moo bëgg a jël seen ay suuf yi. dañu gis ne Sococim dafa ñëw nangu ay suuf yu bari yu Tëngéej lu mat 200 hectares seen prétexte lan la woon mooy dañuy def jatropha dañuy béy jatropha pour def biocarburant ñu def ko ay at jekki-jekki gisatuñu jatropha kenn nekkatul fii di liggéey ci jatropha bi li ñu def kay mooy commencé di ubbiwaat yeneen carrière ci suuf soo xam ne yi Tëngéej moo ko moom parce que fii ay TNI la domaine national la te loolu collectivité locale yi ñoo ci am kaddu ñoom dañuy wax ne am nañu benn arrêté ministériel bu leen mën a permettre loolu arrêté ministériel nag mënul nekk ci kaw loi. mais bu Rufisque ville nag moom Daouda Niang bu mu waxee lu mu wax moo di Sococim bi léegi respecté wul convention bu ko lié bu nekk diggantam ak nguur gi waaye tamit respecté wul benn yoon code minier bi. ci biir convention bi mu signé moom Sococim avec l'État en 2006 mooy avenant numéro 1 dañu ko wax ne na nga yem fii périmètre minier bi fi nga gas waaye am nga droit gas ko en xóotal en profondeur nu mu gën a soree ba 1 kilomètre ci biir suuf si yoon nekku ci waaye yow mënoo passé foofu moom la mu ñëw jël ay machine am di sakk suuf di gas fii di gas fële wane ne moom fii moom bu ko te duñu nangu loolu. ndaw yi nag ñoom bu ñu jëlee kaddu ñoom lu ñu wax moo di bu Sococim rek moo bëgg a seen ay suuf ndaxte mairie bu Bambilor tamit jéem a jël seen ay suuf. ñu ne commune Bambilor waa mais ba demee ba ñëw ba biir Tëngéej ma jàll feneen ñëw ba biir Tëngéej dëkk a délibéré waaye Ngagne Diop mii ab sàcc la Ngagne Diop war la ñëw nu Tëngéej mu di ko jël waa Mbam ba doon sax mu di ko jox waa Bambilor mais 50-50 ay businessman boo leen demee fii si biir àll bi da ngeen fi gis ay terrain yoo xamante ne ay société ay italien nga fay fekk ñu ngeen liggéey fii de mais doo gis benn waa dëkk waa Bambilor ñi ñëw am fi terrain sàcc na suñuy suuf dañ bëgg nag ñu arbitré nu état bi wax Ngagne Diop mu yem fi mu war a yem. fi ñu nekk ñëw nag askan wi dafa waajal def benn marche boo xam ne nii dañuy continuer di laaj seen ay suuf fii si Rufisque nañ sañ ay télévision Walfadjri. Njéyeen Sirax ngir ñu fa xamul ab gox la boo xam ne nii ma nga nekkee fële ca diwaanu Thiès dara amu fa gox bi ak na muy toll yëpp benn mètre goudron amu fa teg ci seen xale yi ci ay kilomètres la ñuy dox ngir mën a jàng ndax amuñu lycée muy nag ay jafe-jafe yóbbee docteur Mbaye Babacar Lo profito ci benn ndajam diine mu doon amal ca Touba Mbewaan Ndorong daal di kon tàllal loxo kilifa yi ngir ñu gestu Njéyeen Sirax ndax yittewul nañ ko lool. docteur Mbaye Babacar Lo ñu teewlu ko ci micro Ibrahima Ndiaye. Njéyeen Sirax mën naa ne moo nekk seule commune boo xam ne mi ngi ci région de Thiès ci département de Thiès te mën nañ ne département Thiès moom mooy cœuru Sénégal te amul benn mètre goudron c'est pas normal te bu ñu waxee ne ay commune ngeen en plein exercice dafa war a am ay mesures d'accompagnement te mesures d'accompagnement boobu infrastructure routière daf ci bokk éducation daf ci bokk santé daf ci bokk yooyu yëpp manqué nañ ko te dañ ko war a am fii ci commune Njéyeen Sirax
parce que suñu comparé suñu bopp ak Ngoundiane comparé suñu bopp ak Thiénaba comparé suñu bopp ak Touba Toul yooyu dëgg la Touba Toul dafa am marché hebdomadaire boo xamante ne bii économiquement parlant daf koy jàppale mu dox Ngoundiane dafa am carrière boo xam ne économiquement daf koy jàppale di contribuer ci développement au Sénégal c'est vrai Ndiéyène Sirakh amul infrastructure bu ko permettre loolu mais nag ci Sénégal lañ bokk ci département Thiès lañ bokk muy conseil départemental lu mu war a def na ko def bu dee lycée bi moo ko war a defar na ko defar ñu ngi koy xaar bu nekkee état bi moo ko war a defar na ko defar ndax commune Ndiéyène Sirakh actuellement nii problème boobu ñu ngi koy dund muy ñaari problème yi nga xam ne saa su ne du may jóg ci di koy xeex di ko jooy mooy lycée bi ak tali bi lu ñu war a defal suñu doom yi bu ñu amee BFM dañ leen di orienté ñi Touba Toul ñi yóbbu leen Ngoundiane ñi yóbbu leen Xombol dañuy dem ba bàyyi jàng ndax ñàkk fu ñu nekk kon lu mel noonu bu amee vraiment état bi waroon na gestu commune Ndiéyène Sirakh ndax loolu ñu jëlee ko fi ñi nga xam ne dañoo am li ñuy wax droit d'éducation dañoo war a jàng mais boo amul foo nekk doo jàng seen parents yi amuñu doole war leen a mën a fekk di leen fayal fu ñuy nekk ci ay këru jàmbur lañ leen di yóbbu bu ñu demee condition yi du réunir comme nañ ko xalaatee dañuy obligé bàyyi seen jàng dem Dakar di defi leneen loolu c'est pas intéressant saa su ne ngay dégg ci rajo ak télé yi ñuy jooy naan di jaay naan éducation te éducation def infrastructure def si bokk donc ñun loolu lañ nekk di jooy état moo ko war a def ou bien conseil départemental ñoo ko war a def les lycées bi la kenn ku ne ngi naan yow la léegi nag li ñu bëgg mooy comme ci mën a doon ñoom defaral ñu lycée bi très rapidement suñu doom yi dootuñu dem di Ngoundiane dootuñu dem Touba Toul dootuñu dem Xombal ngir def ay di jàng ay collège ay lycée et cetera. docteur Mbaye Babacar Lo bu amee nag ñeneen ñu am leen métti ñoom ñoo di njabootu Serigne Daara Assane Ndiaye dañoo profité ci ab màggal bu ñu doon amal ci Touba jagleel ko góoru yàlla jooje kon daal di ñaawlu taxawaay nguur gi ni yëgul daara amuñu benn wegal ci nitu daara gannaaw loolu njabootu Serigne Daara Assane Ndiaye ñaawlu nañu taxawaay leen ci ay kilifa yoo xam ne nii dañuy jaare ci réseaux sociaux yi di xaawi sutura kilifa yi mel ni ñoom dañuy dem ca Touba fekk fa Mamadou Makhtar Sarr. njàngum alxuraan ñu gis ne dafa mel ni lu fu laalul kilifa yi ngànk réew mi ndax dañu ko delloo ginnaaw bu baax jàppale wuñu ko ci lenn kàddu yi ni mel njabootu Serigne Daara Assane Ndiaye yëkkati ko ci jamono yi ñu amal màggalam gi fii ci Touba. jamono ji di nekk daara moom mën na ne yittewoo na ay taxaw bu baax a baax ndax dafa mel ne dafa xaw a néew doole ci ñu koy jàppal tànk loolu nag yàgg na fi du tey waaye dama jàpp ne dañoo toll foo xam ne dafa war a jeex ndax réew moo xam ne dañ ne 95% yi ay musulman lañu daara dafa am ay bunduxatal yu ñu koy bunduxatal yooyu mën naa am war naa jeex beneen bi ci tegawaat mooy lépp loo xam ne nii lu rafet la ci daara néewaana nga gis ñu di ko yëkkati waaye lépp loo xam ne nii dal na ci daara te tamit ab safaan ñu yëkkati ko ba mu siiw day am sax loo xam ne nii du dal ci kaw daara waaye dañ koy jël adressé ko daara li ci mujj li xew njaareem moo ci mujj jot na état bi gën a xoolaat daara gën koo jàppale. leneen loo xam ne ñoom njabootu sëñ Daara Assane Ndiaye ñaawlu nañu ko moo di ñuy dugg ci réseaux sociaux yi di wax lu bon loo xam ne dara amu ci ay kilifa ak seen yeneen i moroomu jullit nee nañ li ni mel kat dañu ko war a dakkal ndax du def lu dul jur musiba fii ci réew mi. am na ci ñoo xam ne sax la ñuy wax xamuñu ca dara amuñu ca benn preuve waaye nit ki jiitu na leen wala raw na leen wala am na ñu jiitu wala am na ñu raw ñooña di leen nekk ci seen ginnaaw. ñuy yàq dere yeneen kilifa lu ci bëree bëri dafa am ñu nekk seen ginnaaw mais du ñoom dëgg-dëgg ñoo yor liggéey bi waaye am na ñu leen di pousser di ko loolu ñu ngi ko ñaawlu bu baax a baax loolu moom kenn mënu koo rafetlu li ñuy wax même bu doon dëgg jékkul jaaduwut ci sa moroomu jullit ngay tasaare ay ayibam loolu jékkul jaaduwut. ci fàttali nag màggal gi ñu ngi ko doon jagleel Serigne Daara Assane Ndiaye di góor yàlla bu mag def lu bari ci yoonu lislaam ndax bokk na ci njëkk a jébbalu ci Serigne Touba Xaadim. juróomeelu taalibe bu Serigne Touba ko su ko jébbali ci Serigne Touba ñu ne tamit mooy juróom-benneel di Cheikh Darou Assane Ndiaye. dëkkoon dëkk bu ñuy wax Ndiaré Sayar. Touba Mbacké Mamadou Makhtar Sarr pour la radio télévision Walfadjri. mboolem transporteur yi nekkee ci aftu ña nga woon démb ca Touba ngir jébal seenug njaal njabootu Serigne Touba gile gannaaw wàccug liggéeyu Serigne Cheikh Sidi Makhtar Mbacké jot nañoo dajeek xalifa bu bees bi di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ak nañ ko nag yéene gi ñu am ngir yeesalaat parc automobile bi
Mbaye Amar ma wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Modou Mokhtar Sarr. sunu yaakaar tey ak ëllëg sëñ Sidi Mokhtar Mbacké dafay bàyyi ko nu ñëw di siyaare si ki nga xaye mooy sëñ Mountakha toog fi jataayam tey jataayu Serigne Touba président Abdoulaye Guèye bu ngeen demee àndal leen nag transporteurs yi nekk Sénégal yëpp ndax transporteur du Dakar rek ñii nga gis ñu àndal waa transport Dakar la ndax Thiès Louga Diourbel fekk si édicam yi nga xamante ne moo ñu recevoir Touba Ndar Fatick ak Kaolack afti ñëpp ñu ngi fi. am nañ yaakaar ci moom ci toogaayam bi ndax moom mi fi bàyyi ko lu jafe ci xalifa liggéeyam yegg na kenn ku ne teg sa bët lenn la fi bàyyi tan war ko cee jàppale muy benno bi nga xamante ne bàyyi na ko fi. wax na it ne na ngeen jàppoo ndax mag la am na 90 ans kon nag ñun transporteurs yi nga xamante ne nooy royaat bi nan jàppoo te nekk benn te fas yéenee liggéeyal réew mi fas yéenee tàllal loxo borom réew mi ànd ak moom liggéeyal réew mi. ay opérateur économique leen borom réew mi dañ koy jàppale mu jàppale nu ndax daa yëlif réew mi nuy opérateur économique opérateur moo président de la République daanaka ñoo tolloo cim réew dañoo war a defar ndax réew mi jag ndax moom bëggul réew mi dara sikki ci ñun tam bëgguñu réew mi dara sikki ndax bu sikkee rek suñu matériel yàqu moom tam bu réew mi sikkee rek ñu sikk ko kon dañ koy ñaanal moom tam sa borom may ko jàmm li mu yéene sa borom may ko kon ñun tam li ñu yéene suñu matériel bi ak yéene ko ci réew mi sa borom may na ko ci kàttun sëñ Mountakha ànd nañoo président trans bi Alaaji Mourou Mbow wax na ko ci kanam ndax sëñ Sidi Mokhtar waxoon na ne may naa leen ci ndigal joxewaat nañ ndigal tey ndigal loolu nag dañuy ànd ak waa Touba ànd ak Idika ñoom doxal ko ba renouveler parc bi ndax wax na ko dem nañ siin ba gis fa oto yoo xamante ni méngóo na ak oto yi Touba bu soobee yàlla daan dox ba projet bi incha allah daan renouveler projet bi. gannaaw résultat yu am solo yi nga xam ne ni commune Sangalkam am na ko ci élection législative yi ñu weesu muy ay élection ay résultats yoo xam ne ni mboolem commune yi nekk ci département bu Dakar amuñu ko Omar Gueye mi maire gox bu yëkkati na ay kàddam kon daal di rafetlu taxawaayu les militants ak responsables yi tekkee saa ko ci ñoom ñu juboo booloo joxante loxo te falaat Macky Sall ci élection présidentielle 2019 yi ñuy dëgmal Omar Gueye ñu teewlu ko ci micro Nazib Sagna. fii ci commune Sangalkam élection législative yi ñu génn nous l'avons gagné à 61%. Résultat boobu mooy le meilleur résultat du département de Rufisque. mooy le meilleur résultat de toutes les communes de la région de Dakar. Président Senghor jaar na fi bay waaram Abdou Diouf jaar fi bay waaram Abdoulaye Wade jaar fi bay waaram wante président Macky Sall ci juróom benn at yi mu fi def bay na waar bu ëpp waar yooyu fuuf wante moom li koy neex mooy njabootam njabootu partem d'abord APR njabootam di njabootu coalition Benno Bokk Yaakaar ñun ñëpp ñu bokk ndey ñu bokk baay te fi ñu jëm kenn rek moo soxla kenn du man du yow du keneen kenn moo soxla mooy le président Macky Sall. En 2019 c'est lui notre candidat ñoo ko war a fal au premier tour avec un score de plus de 70%. ñun amuñu opposition en vérité il n'y a pas d'opposition ici. Cette zone-là il n'y a pas d'opposition. Venez à Sangalkam, est-ce que vous voyez une opposition ici? Non, il n'y en a pas. Ce qu'on veut simplement, c'est que nit ñi jubóo. dara nag doxatul ci mairie bu Latmingué maa nga fële ci diwaanu Saloum maire ba Macoumba Diouf jaaratul taal ak Juli Ndaw mi ñu toftal ci moom gannaaw ba mu yëkkatee ay kàddu yu ñagas te ko ci ndodd Macoumba Diouf ñaawlu na nga xam ne ni noonu la yore woon mairie bi tey jii nag frondo Macoumba Diouf yi ay ñoo ay ci lëf ki ab ndaje mu yaatu moom la ñu woote woon démb di xamal askan wi ana kan moo di Juli Ndaw Moussa Diallo moom mooy seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Alassane Ba. ba nga xamante ne Macoumba commencé na di développer Latmingué la commencé taxaw ca suñu antenne ba nga xamante ne foofu booy dugg si Latmingué antenne baa nga fa di téléphoné sous-préfet di téléphoné gendarmerie loolu sous-préfet ba fa nekkoon au temps moom moo ko dindi parce que moom moo ma yebal waa BMS ñu ñëw xool gis lettre boo xamante ne ministre moo ko signé mu am un opérateur bu tudd Maodo Sarr ba ñu ko gisee la ñu xam ne lii ñuy wax ni c'est faux loolu la continue jusqu'à présent li muy wone nag li muy wone c'est faux parce que lii wone loolu mooy engrais bi nga xamante ne moom la joxe ren ji moom moo ko dem jëli firnde baa ngi fii mu ne man maa koy joxe ci suma loxo
duñu ko jox kenn tere ñu ko man maa doon jël numéro carte d'identité di jël ay tur di jël turu dëkk mu ne loolu yëpp yoonam nekku ci ay bout de papier la doon envoyé te seko ba seet ñëpp mën nañ ko seede engrais bi maa koy gérer ku ma neex laa ciy jox ku ma neexul duma la ci jox par benn saako mu ngi nii mun ngeen firnde par benn saako la dañ jox mu ngi nii mu def nag yëfu bukki bi mbaar bi bukki bi teg ci loxo jël te yëkk naa ci 500 kilos muy 1 tonne 300 Mamadou Ndaw yow ngay joxe par benn kilo benn saako nga ne yow yaay gérer bundu xatal doomu aadama yi di leen di dàq di leen di saaga di leen di xas bu génnee tey jii ci mairie bi moo gënee boppam waaye du ma ko moom moo gënee boppam ci ay jëfinam ak nit ñi digganteem ak nit ñi moo toroxal boppam ci digganteem ak nit ñi ndax moo leen doon xas moo leen doon saaga Malick Gueye moom mooy àndal daw laqu ji mu ne Makumba daw laqu la moom mooy daw laqu tey jii bu mu amatul pexe ci la daw dem mu di Malick Gueye lotissement moo gën a jafe ñun ñu lotissé war a affecté nañu mu ñëw ne ni ñu affecté baaxul loola aussi mu def te lu ko neex jël ay mbokkam jël ay ñetti parcelle ñeent moomale ko boppam kon li muy wax ay faux la kayit yaa ngi nii ku ko weddi nga ñëw xool ma ubbil la ko ñun ñoo ko def. doomi Sénégal yi nekkee fële ci diwaanu Guinée Bissau ñu ngay ñaawlu taxawaayu jaraaf bi toogal réewum Sénégal ci réew ma daanaka budul politique duñ ko gis duñu ko dégg bépp jafe-jafe bu ab doomi réew mi am ci Guinée Bissau ñoom ñoo koy taxawu ak seen kuréel gi ñu duppee Kër Serigne Touba dañuy dem ca Guinée Bissau fekk fa Amady Khalil Jimé. pour dund seen sénégalité ay sénégalais yu yeewoo fale si Guinée Bissau booloo nañu si benn kuréel bu ñu duppee Kër Serigne Touba tur boobu dañ ko tànn rek pour rek méngoo ak li nga xam ne loolu la Cheikh Amadou Bamba Mbacké woote si li nga xam ne loolu mooy intégration jàppalante dimbalante. ma tudd Pape Ndiaye. waaw ñun de ay Séné Bissau Guinée lañ mais dañoo jóge Sénégal daan suñu doole liggéey si amuñu benn problème wax dëgg yàlla ci dëkk bi ñooy liggéey normal. amuñu ñoom ñu baax lañ amuñu benn problème. kuréel boobu mooy tax ñiy daje mën a dund seen diine mais tamit di gën a jàppalante loolu tax na ñu mettre en place benn dispositif bi nga xam ne mooy tax ñuy jàppalante jàppale tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy door a egsi foofu si Guinée Bissau ñoom nag suñu xoolee bu baax daanaka famille la rek foofu si Guinée Bissau. daayira bi même boo jógee Sénégal ñëw boo ñëwee foo dal boo ñëwee fa lay wàcc ñoo la fay téye ba nga am foo dal nga dem dal fa Sénégal tam képp ku fi feebar. dañuy jàppale ku faatut ñoom ñoo la yóbbu daayira bi Kër Serigne Touba gi mooy lépp. sénégalais yooyu yeewoo foofu si Guinée Bissau doon na communauté bi nga xam ne tey ñi ngi yëngu si ay activités yu bëri ñii dañuy jaay di jënd ñii di def mécanique ñii di def broderie ñii di dugg si bijouterie ñii di def maçonnerie ñii menuiserie mais nee nañu amuñu benn dimbal si autorités yi nga xam ne ñoo leen gën a jege foofu si Guinée Bissau. daanaka moom état bi ñu lu mel ne ambassadeur jàppale ñu leen dara fii lépp Kër Serigne Touba ñoo yor lépp loolu jàppale ambassadeur ñu fi dara ku feebar daayira bi la ku fi faat daayira bi comme ambassade bi ay politiciens lañ rek des fois bu élection jub see ñu ñëw bëgg ci yow dara ñëw dafay association sénégalais yi ñëw dugg na fi génn fii rek mais dara Mokhtar Thiam laa tudd waaw. gën a ay jamono doon na dox di dugg ci biir nit ñi di dem ak ñëw affaire yu mel noonu xëy na nag ñun bayru militar ak seegu fi daal gisuñu loolu fii bayru militar maa ngi koy dégg ñuy wax nag par rapport ki njëkk ki fi newoon kii nag moom bu tane di am kii moo tane ki fi newoon waaye lépp luñ naan fu tane nekk jàngoro jugu fa waaw gisuñu suñ bopp daal ba léegi des nañoo gis suñ bopp daal waaye bu dee wàllu waa réew mi moom amuñ problème mais wàllu suñu état moom noo gisuñu suñ bopp. ñoom sax nee nañu ñu ngi xaarandi si ki nga xam ne moom mooy ministre des Sénégalais de l'extérieur pour rek mu gën leen jege jox leen li nga xam ne loolu mooy mun a jàppale pour képp ku am problème foofu ñu mun koo jàppale pour mu régler problème moom boobu. ambassade lu mu dee war na am benn ambulance Sénégal bi faat ambulance bi yóbbu la mais kii ñu ko faat dañuy cotiser di laaj dañ koy laajal sax des fois laajal pour ñu yóbbu corps bi Sénégal loolu gàcce dëgg la. mais loolu yëpp taxul ñoom ñi gën a am yaakaar ni suba ñi nga xam ne ñoom ñooy autorités yi dinañ gën a gestu xam ne am na ay sénégalais yi nga xam ne ñu ngi si bali boor bali frontière ñu mën a dugal seen loxo pour jàppale leen. Ibrahima Amady kon Khalil Jimé ñu ngi koy sant di ko gërëm benn xibaar rek ci gàttal gannaaw nag bu mu lajjee ndaje bi nga xam doxoon na ci diggante doxoon na seen diggante ak Mouhamed Boun Abdallah Dionne mi élimaanu jëwriñ yi mbootaay gi dajale leen ci kuréelu syndicat jàngalekat yi taxaw nañ nekk ngir dem grève bu waa FEDER jàppee amal ab doxum ñaxtu niki ñaari fan ci weeru février ngir ñaawlu kàddu yooyu nga wala taxawaayu nguur gi kii SAEMS SAEMS ak waa SELS authentique ñoom ëllëg ci talaata ji ci li ñuy fas yéene wane seen bopp débrayage la ñuy amal ginnaaw ëllëg ci àllarba ji ñu bank seen yoxo lànk ne kon duñu ko liggéey lu jëm sax ci xibaar bi daañu ci def sax incha allah rabbi ci sunu yeneen i jotaayu xibaar wax ci wàllu tàggat yaram wax ci wàllu sport njàmboor bu wax tamit ci wàllu sport wax tamit
ci li nga xam ne nii moom moo aju ci wàllu calendrier championnat bi ñu war koy jeexal nag ni ki ñeenti fan ci weeru ko juin war a waajal itamit coupe du monde bile ngir nag ñu mën a respecter calendrier boobee ki nga xam ni moo di manageru général bu ASC Ndiambour mi ngi daal sàkku ci waa fédération sénégalaise bu football ngir ñu dakkal lii di coupe de la ligue Abdoulaye Sarr lay wuyoo ñu teewlu ko ci micro soxna Nafi Amar Fall. Wakaam nar a am juróom-ñeent bëccëg yoo xam ne da koo tardé donc il faut mu dabu ko bu dee dugg na ni muy daboo mooy par mercredi wala par alxames yi wala yooyu lañ koy wutal mu ciy jéem a dabu d'abord da ngay defaraat arminat bii nga xam ne moom la ñu am defaroon ko ba nga xam ni championnat bi kale woon nañu lépp ci samedi ak dimanche yi fii ba le 4 juin. donc loolu dafay duggaat day dugg ci ndox dañ koy xoolaat defaraat ko pour ba nga xam ni Wakaam dana bokk ci équipe yi ñu xoolaat ñan la war a dajal parce que ñëpp lay dajal dajeegul woon na kenn léegi ñëpp lay dajalaat day commencer à zéro mais dañuy xool kan lay jëkk a dajal ba kan lay mujj a dajal ñu defaraat un calendrier boo xam ni Wakaam day duggaat ci biir mais gis naa ni loolu dana indi ay gàllankoor yoo xam ni non seulement pour Wakaam mi nga xam ne ay joueurs yu bari dem nañ ci yeneen équipe yi parce que bu ma bëgg a dugaat rek yaakaaruma ni moo leen di jaral pour ñu dugaat am nañ seen droit dugaat mais man day su ma sañoon danañ am nu ñu taxawaat ba nga xam ni bu ñuy dikk dañuy dikk ak dikkaay bu rafet boo xam ni du ñu nekk équipe boo xam ni jaar sàkk lay doon. maintenant ligue bi ak fédération bi danañ gisee seen i biir daal di wax li nga xam ni ku ci ne li nga ci xalaat ñu seet xalaat yi gën a rafet pour ñu tënk ko Wakaam mën a bokkaat ci championnat. wax ci jongante gi nga xam ne doxoon na ci diggante Ndiambour bu Louga ak ñaari tali ñaari équipe dañoo mujjee kàngamloo ndam dembul dikkul kenn ku ne dugal nga sa morom ñaari bal yóbbee ki nga xam mooy équipe entraîneur équipe bi di Ndiambour yi ay kàddoom di rafetlu jéego yu am solo yi nga xam ne équipe bam bi def na ko El Hadji Malick Diop lay wuyoo ñu teewlu ko ci micro soxna na fa am résultat bi bonul ndax dañuy jël point sur le plan comptable dinañ bind benn point mais dañu préparé woon pour ñëw gagner fii léegi ñaari tali posé nañu quand même ay problème mais malgré tout ça xale yi wane nañ force de caractère ba revenir si match bi Ndiambour mu ngi wane beneen kanam ñu ñuy respecté léegi ñun ñoo war a commencé respect boobu gars yi am si ñun ñu commencé di ko gën a dëggal di gagné match yi ndaxte aussi match nul yu bëri xëy na aussi day nekk gàllankoor. ñun suñu équipe mu ngi progressé équipe boo xam ne la dañ ko defar mu bees tàkk par rapport ak li fi nekkoon daaw donc xale yi ñu ngi wane ay signes de progrès si domaine technique bi si domaine tactique bi mais sur le plan mental il faut que ñu commencé aussi contrôler match yi pour mun leen di gagné. wax ci wàllu nawetaan dem fële ci diwaanu Kaffrine ASC Walidane bu Jokkul Mbel Mbuk moom kon mujjee gàddu li nga xam moo di championnat bi nga xam ñu ngi ko bàyyee la woon Abdoulaye Sow mi deuxième vice président fédération sénégalaise bu football ci ay kàddoom sax moom Abdoulaye Sow dig na ndaw ñi ne dina sukkandiku daal ci ay xaritam ngir yeesalaat cet stade bile dañuy dem ca Kaffrine fekk fa Alassane Ba. final championnat national populaire bu zone bu Jokkul Mbel Mbuk bokk ci région bu Kaffrine amal nañ ko mu nekkoon ndaje mu yànj loolu ndaxte ku nekk jógee fu ne teewee bis bu mag bi nga xamante ni deuxième vice président bu fédération sénégalaise bu football Abdoulaye Seydou Sow lañ ko tuddee si noonu sax Set Diop di meeru dëkk ba di rafetlu bu baax jéego yi nga xamante ni kii ñu tuddee bis bi mu ngi koy def ci diwaanu Ndoukoumane. boo xoolee at yu wees ci ginnaaw sport dafa xawoon sooxee ci département bu Kaffrine. mais avec l'arrivée du président Abdoulaye Seydou Sow dafa relever li nga xam ne moo doon difficulté yi am au niveau de l'esport bi ñu gisee Abdoulaye Seydou ak léegi jéego yu jeunesse am ci sport ñu ngi koy doog a am. ba tey moom maire bi pëtax lu ci di sàkku ci ñu tabaxal leen stade ndaxte seeni ndaw soxla nañ ko ngir ñu mën a egg fi ñuy gis joueurs yu gën a siiw ci àdduna bi. le ministre Matar Ba xam naa ne sax dinañu wàllu ci nu mu gën a gaawee parce que jeunesse bi tey football daf leen yitteel jeunesse bi tey dañu gëm ne sport dafa nekk un volet boo xamante ni volet économique la. ñu ngi construire ay stade au niveau départemental mais ici au niveau des communes yi nga xam ne sont érigées avec l'acte 3 dañu am problème infrastructure yooyu. moom Abdoulaye Sow mu ñu tuddee woon final boobu ca Jokkul Mbel Mbuk ba mu jëlee kàddu tamit ne lépp li nga xamante ni ay jafe-jafe yu ñuy jànkuwanteel ci wàllu tàggat yaram dina ci xar tànk tubéyam. grille de protection bi dinañ ci taxaw luñ mën ba ministre des sports ak suñu relation ñu def ba l'année prochaine su grille bi parewul ñu commencé ko man ak seet mi
wax nañ ci waxaat ci ànd nañu dem gis ministre des sports ba ministre des sports dig nañu ci budget 2018 bi dañ ci dugal grille de protection wu Jokkul ba amee grille ëllëg après ñu xoolaat tribune ndànk-ndànk mais au moins ci engagement yooyu mën nañ cee taxaw ba nga xam ne ëllëg ñu mën a avancer noonu ndànk-ndànk. ci fàttali finalu ren ji ASC Walidane bu Jokkul Mbelmbouk moom moo jël ndam li ci kanamu ASC Jant bi bu Jokkul Mbelmbouk gannaaw bi ñu témboo benn ak benn ci biir temps réglementaire bi ca teg dóor ya la ko mujjee daan juróomi ball ci ñeent Jokkul Mbelmbouk Alhassane Ba Abdoulaye Dia Walfadjri. jaajëf Alassane Ba ñu ngi lay sant di la gërëm mbokk yi kon ci foofule ci la ñuy tàbbisee ak yéen ci ñaareelu xaaju xibaar yi benn ponk la te mooy li ci yéenekaay yi ki ko nafar Abdoulaye Bopp la. dal leen ak jàmm yéenekaay bi di Walf Quotidien xëye élection présidentielle 2019 yéenekaay bi gis na ba tey kujje politique bi bennoo guñu seen kàddu doonagul benn kenn ku ne ci ñoom di bàkku ku nekk naan mana sudul man du baax Walf Quotidien opposition bile ak kàngam yi ko seq kenn ku ne ci ñoom ma ngay natt dooleem Idrissa Seck wane dooleem Abdoul Mbaye fas yéene wane dooleem Malick Gakou fas yéene samp ndëndam ci élection yi jëm waa PDS ne kenn demul ñu des yéenekaay bi di ñu fàttali ne ci élection législative ñu weesu opposition bi jotoon na fi laaj ndax ñàkk ànd tey léegi élection présidentielle ne këtt ne jonn te opposition gi ni mel mënunoo xàccandoo dóorandoo maanaam mënuñoo am benn candidat yéenekaay bi di Le Quotidien lu jëm ci candidature élection présidentielle 2019 Moussa Sy maire bu Parcelles Assainies def na ci amendement Moussa Sy ne bu sañoon yooyu la woteeb tànneefu njiitu réew opposition bi day taxaw bootu ci PDS ndax PDS ak Abdoulaye Wade lañ ca mun amul kenn ku ko mun ci opposition bi doon càkkuteefu Moussa Sy bu fekkee ne ku jéeg politique bi bëgg na am ndam ci élection présidentielle yi ñu jëm Vox Populi ne ci yooyu la wote kii di Serigne Moustapha Sy njiital Moustarchidine wala Moustarchidaty ne candidat lay doon bu fekkee ne njiitu réew mi Macky Sall génnewul Khalifa Sall ci kaso bi leneen ci ay kàddoom ci biir yéenekaay bi moom Serigne Moustapha Sy jot naa ñaawlu doxalinu ministre de l'intérieur ba woon di Abdoulaye Daouda Diallo doonutoon ministre de l'intérieur waaye ministre de l'inférieur ndax fañ ko doon xaaree defu ko la soxaloon askan wi jotu cee taxaw yéenekaay bi di Les Échos taxaw ci candidature Serigne Moustapha Sy bu fekkee ne Khalifa Sall génnul ci kaso bi Serigne Moustapha Sy ne su boobaa dina wàcc ci géew politique bi dagaan baatu askan wi yéenekaay bi ne moom Serigne Moustapha Sy jot na dànkaafu njiitu réew mi Macky Sall ne bu bëggoon a gàllankoor njiitu réew mi Macky Sall ak nguuram tey mënoon na wax la mu jotoon a waxtaan ak Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine jëm ci nguuruk Macky Sall yéenekaay bi ne waaye la mu jot a diisoog Mahmoud Saleh moom Serigne Moustapha Sy ne Mahmoud Saleh moo ko xamaloon ne njiitu réew mi Macky Sall jegeetul entourage am ndax la mu wax lu ne ñu waxee ko neneen leneen ci ay kàddoom ci biir yéenekaay bi di Les Échos njiital Moustarchidine wala Moustarchidaty moom Serigne Moustapha Sy dal dina sàkku ci njiitu réew mi Macky Sall mu def ndànk ne bu doonoon dogal dong ne ana Léopold Sédar Senghor ana Abdou Diouf ana Abdoulaye Wade tey Macky Sall yaa ne ci boppu réew mi defal attention ana lu gàllankoor nguuruk Macky Sall Walf Quotidien Serigne Moustapha Sy xam na ko moom njiital Moustarchidine wala Moustarchidaty ne jafe-jafe njiitu réew mi Macky Sall mooy entourage am ñoo ko dul wax li xew ñoo ko dul wax fan la réew mi toll ñoo ko dul jox ay xibaar yu wér Zoom info ne candidat bangoog ci élection présidentielle yi ñu jëm bu fekkee ne Khalifa Sall génnul ci kaso bi Serigne Moustapha Sy ne noppi na ngir doon candidat plan gam cay lal waxagu ko yéen cabinet waaye dooleem feeñ ci élection législative yi ñu weesu moo jël 4e maanaam moo jël ñeenteelu place bi ndax partem bii du PUR gamu taxawal ci atum 1998 dénk ko professeur El Hadji Issa Sall parti gi ni mel ci ñeent fukki département ak juróom yi fi ne fexe na ba fanweeri département ak juróom-ñeent parti PUR a nga fa Zoom info ne moom Serigne Moustapha Sy am na lu Idrissa Seck amul am lu maître Abdoulaye Wade amul fexe na ba am télévision boppam Rewmi Quotidien daal di am taxaw seetlu ci candidature Serigne Moustapha Sy yéen a bi gis ne candidature règlement de compte personnel la maanaam fayantoo la pare na dagaan batu askan wi ci élection présidentielle yi ñu jëm bu fekkee ne Khalifa Sall génnul ci kaso bi pare na ngir jàmmaarloog nguurug Macky Sall Rewmi Quotidien am yeneen candidat yu taxaw ci fayanto bokk na ci Pape Diop Ousmane Sonko mi nguur gi xañ fonction publique Cheikh Bamba Dièye ba ci professeur Amsatou Sow Sidibé yéen a bi di las ne bokk na ci Malick Gakou mi fësal candidature am ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars 2019 ne pale bala jëm moom ak partem grand parti Malick Gakou waat ci biir yéen a bi ne mosta giseek njiitu réew mi Macky Sall du ci mbooloo te ju gise gu dox seen diggante ñoom ñaar
leneen la mu fàttali ci biir yéenekaay bi di L'As moom Malick Gakou ne géej naa toog ak njiitu réew mi Macky Sall ci atum 2013 gi ñu weesu. L'Observateur di ñu xibaar ne njiitu réew mi Macky Sall jot naa toog ak ay responsable APR ca Pikine waaye lam leen waxul de ko fàtte joxu ca kenn kàddu ndax ñaawlu seen doxalin ca Pikine bokk na ci meeting de clôture ba woon ca élection législative yi ñu weesu ak na mu yàqoo ca Pikine doon lu metti lool njiitu réew mi Macky Sall. yéenekaay bi di L'Évidence ne kenn ci jegeñaale njiitu réew mi Macky Sall di Siré Dia njiital Poste Benno Bokk Yaakaar am ndam ca Thiès doon lu ko yitteel la xewoon ca Congo Boffa Bayotte doon lu yéenekaay bi di Sud Quotidien xëyee jox kàddu professeur Mamadou Diouf bu Université Columbia gis ne la xew ca Casamance lu aju ci enquête ba ak fexe ba jàmm dellu soit ca Casamance buñ ko dénkoon waa police xëy na du demee na mu demee tey professeur Mamadou Diouf gis ne police mun na ci ànd ak dal ba def la muy def ca Casamance te bal du jib bakkan du rot te jàmm ne ñooy réew mi Quotidien ne jàmm amagul ca Boffa Bayotte gannaaw fukki doomu aadama ak ñeent yañ fa faat yàggul enquête ba jot a teg loxo lu toll ci fukki doomu aadama ak juróom-benn yéenekaay bi ne kaleen juróom-ñaareel di chargé de mission bu MFDC Omar Ampuy Boudian lay wuyoo sandarma ya teg nañ ko loxo yéenekaay bi ne leneen ci xibaar mooy ñaari rebelle jot nañ leen a faat ca Casamance yéenekaay bi di Source A xëy duñu gëstul njaayum terrain bu Dakar Dem Dikk gamu jébal APR ngir ñu mun faa tabax makkaan yéenekaay bi ne suuf soosule natt nañ ko ci benn milliard waaye lii di ab cabinet d'expertise jot na ci amal gëstu ne suuf soosee lu muy néew ne mënoon naa jaar lu tolloog benn milliard yu teg ñaari téeméeri million yéenekaay bi di Source A di ñu fàttali ne waa Vivo Énergie Sénégal ak waa Olivia taxawoon nañ ci jamono ngir bugg koo jënd Dakar Dem Dikk ne lank ne jaayul yéenekaay bi di La Tribune xëy wutali États-Unis ak dogal ga Donald Trump jël daal di tëj ràpp ay buntu Amérique am réew yamu tànn ci Afrique wari leen a jox visa ci atum 2018 gi ñu ne La Tribune ne bu ñu sukkandikoo ci Donald Trump ñetti réew donc ci Afrique moom la jox sañ-sañ ñu mun a am visa Amérique ci réew yooyu le bokk na ci Madagascar bokk na ci Éthiopie ak Afrique du Sud ñoom la Donald Trump bëgg a jëflanteel Direct Info xëy amal gëstu bu yaatu ci coowal franc-maçonnerie yéenekaay bi ne bu weesoo ndajeb franc-maçon mi Sénégal waroon a daloo te ñu mujjee ko fomm tey laaj yu bëri jib na fa ba ci tolluwaay franc-maçonnerie ci Afrique Direct Info gis ne lu am la te bari na fi ay chef d'état yu Afrique yu faloog doole ndax franc-maçon gañu doon Direct Info xëy jox kaddu El Hadji Kantara Koulibaly di commandant armée bu jël retraite ma ngay fàttali ne du benn du ñaar ab loosu franc-maçon sàkku na ci moom ngir mu mun caa bokk mu lànk moom El Hadji Kantara Koulibaly ne demoon na fi ba ab compagnie pétrolière tànnoon ko bëggoon ko fi dénk ab direction générale ca Angleterre lépp bëgg ko dugal ci mbirum franc-maçon yi xel xalaatu ko ne dem armée nationale moo ko gënal ñu dem ci yéenekaay bi di L'Observateur mi xëy ca Touba di ñu dégtal ay nitu xalif général des Mourides moom Serigne Mountakha Bassirou Mbacké yéenekaay bi ne ña ko dar bokk na ci Serigne Bass Abdou Khadir Mbacké mi mu dénkaat kàddu ga Moussa Mbacké Nawel doon jawriñ Cheikh Abdou Latif Mbacké doon kàngam ci wetam Mountakha Gueye yàgg taxawul lool Serigne Mountakha Mbacké Cheikhouna Silla doon aide de camp yéenekaay bi di Le Soleil di ñu xamal ne lu ko dalee benn fan ba ñetti fan ci weeru février Sénégal fas yéene dalal ganam di Emmanuel Macron njiitu réewum France yéenekaay bi ne ganam googule dina wutel lool ak yi fi daan am ndax lenn ci ay chef d'état yu Afrique dañ ko fekkee fii ci Ndakaaru njiitu réew mi Macky Sall dina diisoog moom ca Palais ba laata Emmanuel Macron di xooli terre bi fu mu toll maanaam train express régional bu ca noppee dem ca Saint-Louis yéenekaay bi di L'As xëy dem ca Diamaguène Sicap Mbao ak musiba ga fa amoon di faatub imam Pape Mbaye Diop ma doomam ren di xatet dal di daw ñaari weer a ngi nii wër nañ ko fu ne waaye moom Mansour Diop doom ja dafa jékki-jékki ñib si kër baayam njaboot ba jaaxle jommi jomet dal di woo police ci saasi fa la ñu tegee loxo Mansour Diop dal di ko joxoñ yoonu kaso. jaajëf Abdoulaye ñu ngi lay sant la gërëm di sant mi di gërëm bu baax a baax ajaratu Penda Diallo Guèye mi fare woon ci xarale gi réalisation El Hadji Ousmane Sène bon mbokk ñu yendoog jàmm